ci la ñu bokk ñu ngi leen di ziar bu baax. comme tey le premier jour safar nag dañuy ziar rek askan wi rawatina jullit yëpp bu ko defee rek dañ koy door ak actualité people yi ndax gis nañu ni semaine bi tàng na lool waaye nag dañ ci génnee aslëf rek ndax waxtu wi daf ñuy faral di xoj. dañ koy door rek kër su bàyyi sa reetaan yi nga concentré wu du noonu. aslëf gi lay leer. yoo xamante ni Aliou Sow dañu koy dooree fii ci Ndakaaru ndax ginnaaw ni ki élection yi jàll ñaari élection yi jàll yëpp nag ñu ngi gis yenn wala sax borom réew mi moom moomu leen di Macky Sall di dalal ay maire ak député ak yu ni mel ngir gën a yaatal li leen di nga xam ne mooy parti wam waaye mu mel ne bi la yoon dafa dugg ci këru borom Ndakaaru di monsieur le maire Barthélémy Dias ndax gis nañu ni ki leen di nga xam ne mooy Alioune Tall nag nekk maire bu Mermoz Sacré-Cœur jàpp nañu ne wala sax bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour xam ne nañ ni moom Alioune Tall dafa dafa gisee daal ak ki la nga xam ne mooy njiitu réew mi mu doon ab audience boo xam ne audience secrète la mu doon mbir moo xam ne nag dañu fay def ab taxaw seetlu taxaw fa waaye nag ba mbir mi amee wala sax ba rumeur bi commencé di génn ñenn ci ñi nga xam ne ñooy ay dëkkandoom wala sax ña dëkkee ca Mermoz Sacré-Cœur jamono yi ñoom ñooñee sax ñu ngi toog di xaar fan la wànnent di mujjee ki gëtam waaye conseil municipal yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñooñu le sax jamono yi sax dañoo nekk ci ab mer ba futtu ndax xam ne nañ ni xel mënul xalaat ni koo xam ne sax moom moomu la di Alioune Tall ak lépp li nga xam ne Barthélémy Dias defar na ko mu mën a yorleeku noonu le demaale te moo nekkoon adjoint plus de 11 ans diggante maanaam fukki at ak benn mu nekk ci ginnaaw Barthélémy ca la ko jàppee yëkkati ko teg ko ca bopp mairie ba waaye daal mu mel ne moom moomule la muy nasaka noor ci jamono ji rejoindre njiitu réew mi la wala sax Benno Bokk Yaakaar mu doon mbir moo xam ne bu doy waar la gannaaw ba xibaar bi nag génnee ñenn ci askan wi jàpp ne sax moom moomule di Alioune Tall la mu def ay maanaam mbirum traître la du samay kàddu ñenn ci ñi nga xam ne nag ñoo nekkee soofule ñoo ko wax ñu xaarane rek fan la waanenti mujjee ki gën a affaire à suivre lay doon nag Aliou Sow ndax lii duñu ko bàyyi. waaw léegi man balaa Aliou Sow di ci dugal kii man may ma tuuti waa dama ne. dem seeti kii yow. waaw Macky Sall ab traître nga. loolu la non attends. quand même. tey man mii toog nii. ku nekk bëgg man mën naa dem léegi pale dem seeti Macky Sall. ñun. man mii dem seeti Macky Sall et puis am na benn wax boo xam ne da nga ko wax Barthélémy defal na ko lépp. waaw dinaa la wax nag. c'est la politique. man ñii xam naa leen ñoom ñaar bu baax kii c'est un ami. Alioune Fall mii. mu may dégg. mu ngi dégg li ñuy wax. ma ne Alioune Fall li mu defal Barthélémy nag duñ ko wax. fidélité boobu. waaye xam nga jikko. non xaaral non attends fidélité boobu. gis nga bi muy metti boobu la Alioune Fall mii ak ñoom Tintin ak ñoom ñëpp nekk ak kii ak Barth fii mu nga xam ne foofu la gënee metti souvent mu nekk ak moom. waaw mais et puis beneen affaire. bu fekkee ne sincèrement moom confirmé wu ne que gisante na ak moom. man pour man wax amul. mais bu dee gisante na ak moom il a le droit c'est un maire. c'est un maire. un maire lan la mais Sonko war naa mën a dem ci président Macky Sall gisal gars yi wax. mais Covid 19 bi rek kii la exemple la woon ndax gis nañu ñoom ñi nekkoon ci opposition bi yëpp dem nañu taseek ak kii la nga xam ne mooy jiitu réew mi pour xool li gën a jëmal réew mi kanam. Aliou Sow. mais est-ce que xam ngeen ne maire yi. maire béréb. président de la république moo ko moom. daf ko dénkaane bi nag dafa am façon. ne ki ma koy dénk mooy ki waa gox ba tippoo kooku laa koy dénk loolu moo tax ay subvention di am ci biir mairie muy jóge ci état bi mais lan lañ bëgg mais man léegi réew mi dafa am benn état d'esprit bu gars yi bëgg a def ci bopp sénégalais yi ne ku jógee dem ci président Macky Sall wax ak moom traître nga waaw léegi bu ko Barthélémy Dias defoon léegi moom Barthélémy Dias traite la par rapport ak Alioune Fall waaw Fall la son wala Tall. Fall Alioune Tall moom léegi bu ko Barthélémy defoon léegi Barthélémy dañ koy considérer ni moom tam traite la par rapport ak Alioune Tall mun na ko Alioune Fall Alioune Tall mun na ko ne yow Barthélémy Dias yow traite nga parce que waroo dem ci Macky Sall. mais lan ngeen bëgg. l'exemple de Bamba Fall aussi. mais lan mais Bamba Fall il fait ce qu'il veut. mais am na droit moom mu gis ni moom mu ne moom Médina man maay maire bi dafa am yu mu fi war a liggéey yu mu fa dama am ay priorité te dama war a liggéey nguur gi mais pourquoi du dem mais lan ngeen bëgg
bu ko dee daal kon léegi ku fi nekk maire nekk ci opposition waroo wax ak nguur gi quoi. léegi c'est quoi le truc lan lu tax ñu bëgg a def loolu ci bopp sénégalais yi. moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre et vraiment ça me fait beaucoup de mal parce que hypocrisie la. ndax maire yi mënul def dara te état bi d'accord ci. ku weddi ngeen dem laaj Khalifa Sall. ku dem ngeen laaj Khalifa Sall. il faut arrêter cette hypocrisie ambiante dans ce pays-là. kii Aliou Tall mii bu ko neexee mu dem te du demander autorisation Barthélémy Dias. moom dafa yor benn maire yi bu tudd Mermoz. war ko liggéey moom moo xam lan moo tax mu dem fa. am na yoo xam ne c'est de manière discrétionnaire qu'il doit le faire. même des décisions qu'il doit prendre de manière discrétionnaire pour l'intérêt de sa mairie. léegi bu gisee ni moom dafa war mu dem gis président wala premier ministre wala un ministre de la République pour lijjanteeg moom urbanisme par exemple lijjante affaire u maire Dakar Mermoz moom moo xam mais du dem. bien sûr d'accord wala bu demee léegi jàmm la quoi baaxul quoi. question moo ci bëgg a poser rek mooy maanaam est-ce que aller voir le président Macky Sall en tant qu'opposant veut dire être transhumant. ça veut pas dire que da ngay transhumer sur le champ maanaam da nga dem seet Macky Sall rek yow da nga dem pour bokki foofu. c'est pas ça. fii dañuy doxal fii après dama lay jox c'est que pour histoire pour wax Alioune Tall mi ak Barthélémy ak tamit gis nga Alioune Tall mi maanaam fii moom maanaam fidèlu moom kii la dem si yàlla Tanor Dieng. gis nga ñoom ñaar ñii dañoo yàgg ànd. ñoom ñaar ñii dañoo yàgg ànd. comprendre Cheikh kan moo defar Barthélémy Dias. Barthélémy Dias am na baay bu tudd Jean Paul. waaw ana Jean Paul. Barthélémy Dias li ko Tanor defal. baayam munu bi ko jur yéene ko lu nekk munu ko defal. Tanor Dieng bi mu koy defal yooyu yëpp di ko mettre ci ay position bàyyi ay ñoom Marie Noël Seck boobu kan moo fa nekkoon Jean Paul Dias mi ngi doon dund te gëm naa ni lii Jean Paul Dias yéene doomam moo gën fuuf moo ëpp fuuf que feu Tanor Dieng. et pourtant Tanor Dieng li mu ko mënaloon ku nekk ak ki la yàlla jagleel. te xam nga sax Sénégal mais qu'est-ce qu'ils veulent. Barthélémy Dias Tanor moo ko defar. te pourtant bi mu jotee bàyyi na fa Tanor dem ànd Khalifa Sall. ci tënk rek xam nga Sénégal non mais quand même loolu dañ ko fàtte xanaa. boo xamante ni c'est l'ami de mon ami c'est mon ami. mais bëgg ko teg bëgg ko def ci bopp Sénégal. njëkkeewu ko fi parce que gis nañu ku ci nekk dem nga gis nañu Pape Diop Bamba Fall ak ñeneen ñuy xaarati rek ñeneen ñuy demaat dañuy jàll ci leneen ci lu ñeel Miss Sénégal 2020 Awa Condé dañu ko fi andi woon nag bi coow li dooree ndax génnoon na fii ak waajuram bu jigéen di xam ne ni dañu ko violé ba mu jëli ci doom coow li doon coow lu rëy ci ndordu ñeleen nga xam ne ñooy waa commission d'organisation bu Miss Sénégal waaye nag mu mel ne mbir mi jamonoy saa bu ñu xëyee day am lu yees yi ci am ndax bu ñu defee ab taxaw seetlu rek ndax gis nañu ba fii waajuram génnee ñëpp a génnoon di ci wax ndax sénégalais kat nag bëggul injustice waaye nag ba mbir mi yeggee ci yoon gis nañu ni sax ñëpp a tegandi woon seeni ay lenge toog di xaar laka la yoon di dogal waaye nag ba tey mën nañu jàpp ne rek jamono yi bu démb rek ab yéenekaay fësaloon na ko ni gi aljuma plutôt génne woon di xam ne ni organisation comité d'organisation bu Miss Sénégal jamono yi set la ñu gën a jege sax ka lañ leen waxal ndax jàpp nañ ni ci ay kàddu yu Fatima Ndione daal lépp lu nga xam ne dëxëñ na ko wax rek ñenn ñi wala sax ci li enquête bi génne xam ne nañ ñi doonul ay wax yoo xam ne wax yu dëgg la maanaam jàpp nañ ñi ay kàcc la ndax ki la di nga xam ne mooy Fatima Ndione ca fa mu dooree rek Mélanie mooy maanaam gannaaw ba mu ne dañu ko agressé fa la dooree woon ci mbirum agression boobu sax ca la doon leen ni moom dañu ko doon takk ci atum 2020 ci bi mujj bi rek semaine passée andi nañ ko fi nee na it dañ ko doon takk ca naka noonee sax leneen ca la ñu dolliwaat ci ay kàddoom ci ñu jàpp ne sax dara du ci dëgg dafa xam le ne woon ne dafa amee fibrome waaye nag ca fibrome boobule mu mel ne ci ab grossesse la mujjee loolu it yeneen ci ay kàddoom viol bi ñu wax ni viol la waaye nag ndeke ci relation la nekkoon ba tey ci ay kàddu yoo xam ne ba tey dafa woroo ak la mu waxoon au début du ñu bàyyi dañuy dolli rek manque de présence bi nga xam ne xamle nañ ko ci ay jàngam ndekete boobule sax mën nañu ne ndorteelu grossesse bi la moo taxoon sax daw jàng yeeg yu nu mel di ci am notes yeeg yooyu maanaam les notes yi nga xam ne sax dafa catastrophique woon ba Amina Badiane génnoon fi doon ko xamle ba ñenn ci askan wi doon ko ŋàññi di xam ne ni moom mi sax na muy jiite doxul ca la ñu doon wax rek ba ñu ko waree takkal coronam moom moomu le dafa waajuram dafa xam ne woon jotul
lii la di nga xam ne mooy invitation waaye nag mu mel ni invitation boobule moom jot na ci teg na ci loxoom ndax lu ñu gis la lu ñu vérifié la donc loolu ay wax la yoo xam ne daal yu amul mu doon mbir mu doy waar la te it ñoom sax ba ñu xam ne ni dafa feebar ñoom comité d'organisation bi xam def nañu ay pexe ngir jéem ko dem seeti waaye gis nañu ni dañu ko doon sax mën nañu ni nëbb ndax ca jamono yooyu mi ngi nekkoon en état wala sax tombeek mu am doom ca la ñu ne mi ngi village bi coow la génnee nag ba mu génnee wax ak sénégalais ca la ko procureur am ci yoon ca la ñu xam ne sax ni moom moomule ba ñu ko laajee ngir mu andi certificat d'accouchement wala yeneen papier wu xale bi daf ne dana ko andi waaye ba tey nag ca la ne mëlees kenn xamul ca la mu nekk mu doon ay mbir yoo xam ne daal ay kàddu yu waroo ci la mu doon wax au début mu mel ni dara demu ci ndax gis nañ fi lu ëpp wax yu bëri yoo xam ne waroon na ci li mu waxoon waaye nag leneen da loolu nga xam ne moom wax na ko mu doon ay kàddu yoo xam ne sax kàddu yu dul dëgg la moom Fatima Ndione ba tey andi na ay dégâts ci lu ñeel Miss organisation Miss Sénégal ndax gis nañu ne lépp li nga xam ne maanaam ñoom sax waa comité d'organisation jàpp nañ ni loolu diffamation la te daas nañ ko ci topp te it sax ñu ngi xaar conclusion wu dossier boobu la waaye ba tey mu mel ne dara yëngoogu ci waaye nag leneen moom ñoom ñooñu la nekk ci comité d'organisation bi Amina Badiane ak ay njoñam xam ne nañ ni ñoom dañu perdre ay contrat yu bëri wala sax ay seeni ay liggéey ci lu ñeel fii ci réew mi ak ci biti réew mu doon mbir moo xam ne bu doy waar la te it tardeel nañu lépp li nga xam ne mooy ci lu ñeel miis ci réew mi ndax nag jamono ji ku wax waxu miis rek sa loxo day dar sa gémmiñ waajur boo fi wax ni miis lay bokk gëm naa ne yow mi le doo fanaan sa kër wala internat ngay mujj mu doon mbir mu doyoo doy waar nag boo xam ne nag dafa di yoon ñu wax ko ndax ba mu fi génnee nag toogoon nañ fi wax ko donc bu lii amee c'est tout à fait normal ñu génnaat ci wax ci te it sax ba tey ca li ñuy gis maanaam la ñu jàppoon au début ak li am jàpp nañ ni yëpp sénégalais weesuwul ñoom li ñu def génn ci télé bi wax te li ñu wax yëpp dara amu ci. Fatima man li ma bëggoon a wax rek lu ndaw ci loolu mooy nañu bàyyi daal yoon def liggéeyam waaye tamit mbir mi mënuñu wax ni ki lépp lu ci am lépp ay fel la parce que bu scandale bi génnee mën nañu wax ni ki amoon na ay personnages yu toog amoon na ñu xam dañu jóg a toog di def ay révélation am na lu jot a génn léegi lu ci jot a génn noonu ndax ay fel la am lan la loolu tamit dina leex. d'accord loolu yëpp am na mais dañu sukkandiku maanaam ci li ñu mel ndax bu fekkee da nga ni dañu la tooñ nga wëlbatiku yoon soxla la ñu di la woo nga ni mëlees dem dégguñu ci li nga wax ñuy annoncé yenn yoo xam ne peut-être amul parce que man ci ñu doon toog fii di wax waxu peut-être li mu defee lii du yoon ŋàññi comité d'organisation Miss Sénégal ca la ñu bokkoon ñun ñëpp dañu koy wax te dee waaye nag bi ñu bàyyi yoon def liggéeyam leneen ak leneen di génn ci la ñu gis ni lii maanaam la ñu waxoon ak li am ni c'est diamétralement opposé. moom ay ministre ba sax jëkkëram bi. loolu wax ju kii la woon rek bu génnoon noonu ba tey gisuñu jëkkër parce que annoncé na ñaari yoon jëkkër mi ngi noonu coach daa am loo ci sànni. non Alioune Sow compal tuuti. bu dee dafa am benn boo kii rek ñu daal di koy terminer. mi ngi noonu ñu daanelee foofu rek dañu koy cof rek kon ba mercredi incha allah leneen ci lu ñeel poste finance gis nañu ni sax wala jàppoon nañu ni dañu fa détourné ci lu tollool 1 milliard 700 mu doon mbir moo xam ne nag indi woon na scandale ci réew mi waaye nag mu mel ni ñañu ci njoxtees ni ñoo ca bokkees lu doy waar la nag li ñu waaj a wax nag waaye ñi nga xam ne ca la ñu bokk. mën nañu ci jàpp rek ndax Libération moo ko xëy fësal ni ki démb ñenn ñi nga xam ne mooy 3 agents yi nga xam ne fa la ñu bokk doon fa liggéey teg nañ leen loxo jamono ji ndax sûreté urbaine la ñu dénkoon boobule enquête waaye gis nañu ni sax bañ leen mayee délai wu 1 mois ngir ña nga xam ne compoos nañu ci alal joojule nañu àndiwaat fay si wala sax dañu ñu mujj ci nungu siin mu mel ni ña jot a fay ñoom rëcc nañ waaye ña fayul jamono ji ñu ngi ci loxo yoon wala sax ñu ngi jaaba jonge fële ca ak lu ñeel yoon mën nañu jàpp rek ci ñett ñooñu le Alexandre Clavier Manga Abdoulaye Faye Kéba Diédhiou ñoom ñooñu le fa la ñu doon liggéeyee ku ci nekk nag am nga poste boo xam ne yaa ngi ko doon def kenn ki mooy chef de centre financier bu Ndakaaru caissier bu centre bi moom it ca la bokkees ak chef d'agence bu fii nii Ndakaaru mu doon lu doy waar waaye nag leneen ak keneen ka ñu ca dégg muy ka fii Kinelam woyoon woy bu rëy ba Alioune Sow Cheikh Alioune Souane di ab sëriñu tariyaax moom moomu leneen nañu sax bokk na ci ñu jóg dompat ci lu toll 100 millions ak juróom-ñett maanaam 38 millions. d'accord mu doon lu doy wax xanaa. waaw ngay gën di bax rek di dimbali di ñaan yàlla mu kii la. ñaan yàlla mu may la xolu muñ. waaw boo xalaatee boo jëndee essence 700 francs. soble bi. 700 litre essence 700 francs. 450 yi
ci impôt la jëm. presque téeméer bi ci 700 normalement essence bu amul woon impôt 250 lay jar nga mooy xaalis boobu la nit ñi dajale di ko sàcc ngay dégg ay nit ci réew bi ñuy jékki-jékki di am ay milliards di am ay suuf di am ay étage kenn mënu ci dara ñu nar a toog di seetaan loolu après ñu ne yow yii boo ko déggee sa xol mënul jeex nga gersu gis taalibe bi ak tànku neenam ak potu tamaate merci beaucoup Awa Condé gërëm leen yéen it ca na ngeen ci jàppee tey nag dama bëgg ngeen nuyul ma bu baax Mounas Diop depuis Paris Maïmouna Diop moom dafay teewlu leeru jamono ñu ngi koy nuyu bu baax gros bisous à toi koy nuyu di la jaajëfal ci people yu am solo yi vraiment émission baa ngi nii lii lañ leen indiloon tey jaajëfal équipe de choc bi nga xamante ni tey ñoo ñëwoon indi leen rubrique yu am solo yu yile di remercier wala boog di def un grand bégué ak kii di Salma Ibrahima Fall ñu ngi koy def un gros bisou remercier ñi nga xamante ni ñoo faxee ci côté régie bi ku ci mel ni Adjaratou Penda Gueye moom day jàpp si liggéey bu baax a baax remercier Serigne Aline Keita waaye itam suñu ay caméraman yi nga xamante ni ñoom saa su ne ñoom ñooy cadre image yi ba mu daal di nice remercier Louis Faye Babacar Lo Pape Modou ak ki nga xamante ni moom mooy Babacar Diouf remercier leen yéen ñi nga xamante ni yéen a toogoon di ñu seetaan tout au long de votre émission matinale préférée muy Petit Déj waaye tey nag mënu ma dem sans remercier Tapende tey Assirou Couture moo ma sañseel tey daf ma sañseel tunique bu rafet depuis sànq coach moom lay coow ci plateau bi donc Assirou Couture moom mu ngeen ko am ci 77 123 68 21 wala boog mën ngeen ko am ci 77 ba tey 945 08 42 di ndokkeel ñëpp nag ci bisub safar bi nga xamante ni bisub mbégte la di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci mbégte bi nga xamante ni moom la ñuy waajal di le grand magal di Touba di nuyu itam ki nga xamante ni moom mooy le xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Bachir Mbacké ni ki noonu teg ko ci loxo ki nga xamante ni moom mooy Serigne Fallou Mbacké Khadim jantal Mara njabootu Serigne Khadim Mbacké le conférencier yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ñëpp nañu waaj màggal bi ci mbégte bi nga xamante ni moom la ñuy commencé tey di ko dund muy li nga xamante ni moom mooy safar bi donc on vous donne rendez-vous suba incha allah Salma Ibrahima Fall dina daal di ñëw def comme ni mu ko daan defee waaye man mardi incha allah muy suba dinaa ñëw Tapende mi ngi noonu jaajëf instant yi defal lu la neex